merci d'avoir connecté sur la meilleure chaîne du net Senbuzz TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen choix renouvelé sur la chaîne des leaders. xam ngeen ni Senbuzz programme am yëpp dafa aju si jàngale yeete wala lépp loo xam ni jotaay buy aju leeral la di li sabab tey kenn koo xam ni icône la lii di cinéma bu Sénégal kenn koo xam ni icône la ci cinématographie bu Sénégal jamono ji monsieur Touré de son vrai nom alias Grand Laye moom la ñu fas yéene am ak jotaay tey muy doon mbégte franchement grand bi nga ñëw franchement seet si équipe bu Senbuzz rédaction bi franchement ci sama tour ñu lay jaajëfal bu baax a baax si disponibilité bi nga xam ni accordé nga ko équipe bu Senbuzz c'est un plaisir quand même Grand Laye nga dalal ñu fii tey. jërëjëf waa Senbuzz kontaan naa lu bari ñëw wuy si leen pour ñu waxtaan ma ciy profité nag bala ñuy commencer may nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp waa Sénégal ak ñi ne si biti di nuyu samay mbokki acteur de cinéma ñoom laay jiital ci nuyoo bi ak bépp acteur culturel bu ne ci réew mi di ñaan jàmm it ci réew mi yàlla def ko fi def fi sutura def fi xéewal def fi naataange kon ku baax kontaan naa ci dalal bi. mbégte la en tout cas Grand Laye mbégte la alors jamono ji doxalin bu am solo moom la cinéma bu Sénégal di dox ci jàngaleem ak yittewoo boo xam ni askan wi yittewoo nañu ko Grand Laye icône nga ci waaye bala ñu see dugg rek ci waxtaan bi nga wax ak mbokk internetu la chaîne des leaders kan mooy Grand Laye ci lu tënku cosaanam ak it lu ëpp ci ndawam fan la ko dundee. waaw man Mouhamed laa tudd sant Touré maa nga dëkk Njaareem sama tur bi gaa yi gën a xam sax ca Njaareem googu mooy Mouhamed Njaxat Touré ñu ci bari Njaxat lañ ma daan wooyee fa la juddoo màgge fa ñëw naa Ndakaaru jàng si fi delluwaat Njaareem liggéey fa dans les années 80 ci laa commencé liggéey en 78 déjà j'étais agent de l'administration ci fu ñu doon wax office national de coopération et d'assistance au développement muy ONCAD kooku gone yi waruñ koo xam mag ñi ñoo koy xam mais 82 laa ñëw Ndakaaru ba léegi mu ngi bëgg a yàgg fanweeri at ak juróom-ñett la loolu ma nekk nag nekk self-made man maanaam góorgóorlu super waaw amul xeetu daan doole wala liggéey bu ma deful bu sell pour mun a am xéewal yu lew waaw xam naa àdduna mooy dox nag di dox ba ay jamono 1995 xëj na ci laa nemmeeku gars yi di ma soxla pour ay publicité ñu bari ci askan wi fi ñu la découvrir mooy fi nga xam ni mooy Idole donc lu jiitu Idole am na ay cinéma yoo xam ni wala ay film wala ay théâtre yoo xam ni joué woon nga ko évidemment. waaw yàlla dogal na xëj na awma chance su def théâtre. ok xëj na ca école primaire yi dans les années 70 les ay semaines culturelles daan am ci école bi daan na am ñuy def lu ni mel mais moi j'étais plutôt ci côté sport bi sportif laa woon. J'étais un piètre athlète nag daan daw vitesse 100 mètres 200 mètres ak saut en hauteur mais j'étais plutôt un grand handballeur j'ai fait du handball à Diourbel takk naa fi brassalu région de Diourbel ci semaine nationale de la jeunesse 15 de la jeunesse ñëw fi Dakar ci loolu laa njëkkee mais cinéma bi c'est venu comme ça. en tout cas Grand Laye bokk na ci série yi nga xamee ni fa la ko sénégalais yi gën a apprécier nemmeeku taxawaayam aussi muy série bi di Idole lan moo la fa dugal casting la woon wala da nga amoon choix bi wala exactement sa participation ci fi nga xamee ni mooy Idole c'était comment exactement. Idole agence bu ñuy wax Even Prod mooy la production événementielle moo ko produire et dont le patron c'est Ibou Guèye moom la ñëpp xam. mais Ibou avant Even Prod foog naa amoon na société bu ñu tuddee Étincelle une agence de communication et de publicité à travers waaw des jeunes du sax un casting xam naa daal y a un agent de liaison bu ma jox le contact ak Étincelle yebal ma fa ma dem ñu jéloo ma benn séquence publicitaire qui parle de thé warga waaw
boobu sax maa ngi fàttali ni ku ne booy Tafa mi nekk si Idole moo doon xiimu ataaya ja bi ñuy wax Tafa Café ba ñu bàyyi ko ci loolu la ñu ma woowaat quelques mois plus tard di def casting pour Idole ñu boole ma ak technicien yi ñu dem ci néeg ba caméra yi tàkk ak lumière yi ñu may auditionné ci audition ba nag xam naa ci la gars yi gis ne jomb li ñu doon wër mu ngi nii ndax waa ji dem na ba di ma laaj ne ma mais est-ce que tu penses que tu peux incarner le rôle de Grand Laye ma ne ko jeune homme mu ne ma ne ko Grand Laye c'est moi mu ne mais quel prétentieux ma ne ko non je ne suis pas prétentieux je suis né patron et je sais incarner le patron. Ils sont allés raconter à Ibou Guèye ñu ne quoi mais foo jëlee pas bi quoi Ibou ne leen man je l'ai senti parce que am na fi ñu fi bari ñu fi jaar war a mënoon incarner rôle lu Grand Laye mais ci moom laa ko sentiré donc c'est parti mais aussi li tax na mu yomboon ci man mooy j'ai déjà travaillé dans l'administration liggéey naa ci am ci ay responsabilités comme chef de service responsable GRH jóge foofu dans le tourisme ma liggéey ca n'est-ce pas dem ba agent de voyage te directeur commercial d'agent de voyage donc expérience du fonctionnement de l'administration de la gestion et surtout de la promotion basée sur la communication. Alors c'est vrai que du ñàkk xëy na am na loo xam ni gis nga ni gàllankoor la wala luñ ci war a yokk la wala. bu njëkk théâtre moo fi amoon. tout à fait. troupe yu mag yi mu fi daan xam maanaam dañ daan wax jamono tey wala ñuy wax ay daaray Kocc après Soleil Levant Thiès maanaam ñu décentraliser tuuti mais après virus su cinéma dafa dugg. teewul nag cinéma dafa yàgg Sénégal parce que kuy fàttaliku Sembène Ousmane ci ay Gelawaar ay Samori ak yeneen film d'envergure mais nekkul woon ay série mais bu fekkee am naa lu ma ci wax léegi rek maanaam problème mu Sénégal moo di ma riirandoo day am parce que kenn day nekk ci benn branche wala ci benn activité mu dox ñu ne ah lii kat mu ngay dox kon xaaral ma dugg ci tu peux prendre l'exemple des télécentres ca départ ba peut-être 100 et quelque la woon pour unité bi 125 xaw ma 120 mu jig mu dem ba 100 nga gis ku ñëw nekk tout près de toi def 90 que la ñëw def 75 finalement amatul woon njëriñ cinéma bi aussi bi ci yenn professionnels yi duggee mu nekk vitrine pour ñenn ñu bari ñu war a mun a wane seen bopp ba ñu xam leen ca jigéen ñi souvent am na ñoo xam ne nag seen métier la waaye ñu bari dugg nañ ci seenu taar moo lañ ca dugal moo tax ma ne lañu ci bari ci publicité lañ jóge ne dañu war a dugg ci série cinéma kon nag ña leen tànn dugal leen ca xëj na taar ba la ñu jiital war a mën a jël nag xam-xam ba dëxëñ ko ci biir pour xam nga booy xool ku taaru dafay am solo day neex déglu donc la muy wax aussi bu amee solo am Pastef am njëriñ ñi lay seetaan duñu tàyyi moo tax ñu rafet ñu bare nga ca pourtant am na ñoo xam ne seen taar àggut foofu waaye macha allah la ñuy liggéey parce que seen métier la ci seen yaram la nekk li ma ciy wax rek mooy daal métier la bu am njëriñ parce que dafay yeete ci thème yu baax yi benn ñaareel ba itam bu fekkee ne métier mi mokk na mun na nekk opportunité pour xale yi mun a am liggéey parce que ñun ñi ci nekk déjà fu ñu toll fu ñu génn fu ñu dem ak ku la xam da lay woone la dama bëgg a dugg ci lii ngeen nekk la may njëkk a laaj mooy ah bon da nga daan def mu ne ma déedéet ah lu tax nga bëgg non dama ko bëgg rek wala dafa xew ma ne ko lii métier la da nga koy jàng soo ko jàngee mun naa ma ne ko dana la amal njëriñ. alors est-ce que du Grand Laye nga baal ma dagg la du dañ leen di jàmbaaraamu tuuma boo xam ne aussi il fallait que tamit mu leer parce que wax nga ko yéen da ngeen ko jàng mbapat ci ba yegg si fi nga xamee ni foofu ngeen yegg si alors n'empêche que léegi li ñuy faral di gis ci casting yëpp wax nga ko
généralement présentatrice animatrice wala koo xam ne rafet na mosuñu ko gis benn apparition boo xam ne am na ko ci film wala ci théâtre en tout cas ce dernier cinéma film yi nga xam ne moom la ñuy gis daf ci bari aussi loolu dafay wane ni soxlaatul jàng wala tolluwaayu jamono la cinéma moo toll foofu léegi ku ne xej nga ci. waaw mais dafay nekk kon li ñuy togg yàq ko mooy li tubaab di wax un navet boo ko xoolee ci légumes yi moo ci gën a safadi amut goût mooy film boo xam ne nii safut dara kon mais du loolu lañ ci jublu loolu lañ soxla ndax film dafay yeete day jàngale dafay yokk xam-xam et puis dafay ubbi xel ci boo amee ak dégg ak seetlu ak mën a seetaan man de fu ma toll dama naan ministre de la culture du ma ci mës a tàyyi fu ñu mu invité dama koy wax dama koy interpeller ma di ko ñaan mu dem jàkkaarloog monsieur le président de la république mu ne ko am na pexe boo xam ne nii mun nañ jàppale gone yi pour ñu am liggéey muy ci biir cinéma bi ci naka jam ñaa jógee àll ba na mu yaatoo nañu fa tijjil benn institut des métiers du cinéma bépp métier boo xam ne nii ci cinéma la aju ñu jàngal ko ñi nga xam ne nii loolu moo leen yëkkati même ka nga xam ne c'est le bagage sax dafay téye bagage di ko pousse war na am nu mu ko war a defee de manière très professionnelle su ko defee studio yi nekk fa d'enregistrement studio de production ay salle de truc réew yu bari yu ñuy naw tey di leen fan di leen bàyyi xel cinéma moo leen jaay Amérique moo ci njëkk western la woon ay cowboy la woon Django Sartana dugal fii Lee Van Cleef ma dem ci film espionnage dem ci film gangster ñu jaay seen doole wane ne ñoom moom CIA ñoom FBI ñu respecter le géant américain jóge fa indi ñoo ñëw wane seen bopp. c'est important am na ñeneen ñi ci nekk am ci doole lool jamono ji muy suñu mbokk jigéen ñi nga xamee ni lu bëree bëri ci taxawaay cinématographie ñu ci ëpp ci ñoom lay aju alors ban gis-gis nga gis ni moom la ndaw ñi nga xam ne ay jigéen lañ nekk jamono ji ci cinématographie nga xam ni xëy na lamboo na ak lu bari lamboo na ak am tur lamboo na ak foo tourné ñu ne diwi nga ne leen n'empêche que bari na léeg-léeg ay taxawaay yoo xam ni ñenn ci ñoom ñeneen ci société bi duñu ko rafetlu ngay père di également koo xam ni expert nga ci li nga xam ne mooy audiovisuel ndax tey di nga am choix déjà premièrement sa doom bu jigéen tey bu toll woon ci def cinématographie nga encouragé ko ak tolluwaayam ak gis-gis bi nga xam ne moom la société bi am ci cinématographie. bon jigéen ñi ngay wax xanaa moo ñi nekk dans la présentation ci télévision yeeg yooyu. non dans la cinématographie de manière générale. ci ban anam parce que bon am na jigéen ñu ci nekk. am ca métier. parce que cinéma li muy yóbbu ci métier bi dafa bari technicien yaa ngi ci ñenn ci lumière ba ñenn ca son ba ci maquilleuse bi cinéma aussi nit ñi duñ fa yendu te duñ lekk régisseur baa nga fa directeur artistique baa nga fa donc bari na jigéen ñi am na ci ñu ci dugg ñëw ak métier mi dañ ko jàng am ci expérience loolu am na solo su ma fàttee ñun idole bi ñuy nekkee ci tournage yi maquilleuse bi ñu amoon mooy chef service maquillage bu RTS donc une maquilleuse très professionnelle man mii par exemple ma jox la exemple man musuñ maa maquiller parce que dama ñax dama amee tàngat donc suñ ma maquiller poudre boobu bu ñax bi amee ndax bu ñu fayee climatiseur yeeg ventilo yooyu yëpp ba taal lumière bi tàngaay bi da nga may daal di ñax damay mel ni simbkat mouchoir dañ ma daan jox rek ma def sama poche fu ñax bi ñëwee rek ma màpp ko donc kooku xam na métier mi mbir mi lu mu ci muntu doon boo ko jàngulee ba xam-xam bi dugg bu baax fekk nag du circonstance moo tax nga dugg ca waaye day fekk mu nekk bëgg-bëgg kon je pense que boo koy restituer dina am solo su ma doom bu jigéen bu dewoon ba toll ci man dugg naa ci cinéma xam naa li ci ne su ma gisee ne y a les prédispositions wala y a les dispositions mu ngi ca dinaa ca wax ak moom duma ko tere bu fekkee ne war na caa mun a gis boppam bu fekkee war na cee mun a dugg ba romb bàyyam kon man du ma nekk lu dul son manager parce que dafa nekk loo xam ne lu xew la cinéma dafa xew ci àdduna parce que communication la te moo gën a gaaw te li ci biir cinéma dafa bari wax a ngi ci folklore ngi ci sport a ngi ci cinéma bu mu munti doon musique baa nga ca
togg ga lu ne nga ci mën a jaarale c'est la gastronomie c'est la mode nit ñi dañuy solu yére ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais amul lu ko gën a complet pour mën a jaay aw réew wala askanam mais nañ ko sellal nañ ko gëstu nañ ko fulal faydaal ko. leer na li nga xam ne mooy Soumboulou Bathily dinañ ci ñëw ak yow suñu borom def jamono ji mu nekk ci néegu sëy ak kenn koo xam ne aussi ndongo daara la ñu koy ñaanal yàlla barkeel seen sëy en tout cas muy Ablaye Diop Khass ak Soumboulou alors mu indi polémique ñenn ñi gis ni li waroon a am mooy li amul parce que mariage la boo xam ni ñiy yëngu ci li nga xam ne mooy mbiri média gëm nañu ni wala gis nañu ni médiatisation bi ci am jaaduwul warul woon am te néew na lool mu am ci réew mi. ngay papa tey boo doon conseiller Soumboulou da ngay gisoon ni médiatisation bi nga xam ne am na si mariage bi moom en tant que tel koo xam ne Sénégal yi xam nañu ko culture jaay na ko aussi jaadu na mu def loolu wala da ngay gis ni choix bu mu amoon la pour def ko jeex na ban commentaire nga am ci laaj bi nga xam ne ñenn ci Sénégal yi ñu ngi koy laaj. loolu yaakaaruma ne war naa ci mën a commentaire li tax moo di dama caa xamut lu bari dinaay dugg di lire parfois rek ci kaw jot may ma ko. yi xew ci réseaux sociaux yi mais du bari parfois politique la wala beneen mbir la mais li ñu tuddee buzz comme seen télévision bi parce que buzz man ni ma ko déggee mooy coow li mais c'est le bruit qui dérange man quand ça me dérange ça ne m'intéresse pas loolu mënuma la cee wax dara sëñ bi wóor na yàlla. D'accord. père nga tey boo ko doon conseillé sa doom par exemple bu demoon ba toll fa nga xam ne fa la Soumboulou toll muy actrice boo xam ne Sénégalais yi nangul nga ko jeu di grand laay da nga koy conseillé nangul nañu ko c'est-à-dire gis nañu wala apprécier nañu doxalin mën na li muy def absolument da nga koy conseillé sa doom bu tolloon foofu parce que mu médiatiser mariage am wala bu mu ko médiatiser jamonoom la du suma jamono xëy na dafa def li méngoog jamono c'est pas comme siiwal xew-xew gaa yi bës dañ comme ni ma la ko waxee rek dañoo bëgg a bës dañu bëgg a siiw yaa koy bomb ak yaa koy bombaas ak yaa ko toj ak yaa fi rajaxeeg bon terme yooyu man agréé wu ma ko rajaxe yàq la toj baaxut bomb lu muy bomb dafay mbiru jamono war nañu delloo si waat xel yi ak xalaat yi te di xool fa mu gënee rafet fa mu gënee baax man am na yenn yoo xam ne gëw ma ko te du ma ci dugg bës bi gaa ñuy wax ak grand yaa koy bi man gëw ma loolu saa yu ma waxee ne star nga man damay mer lan mooy star dañ ma wax lan mooy star Sénégal est-ce que am na star yaakaaruma loolu star ce n'est même pas un mot français c'est un mot anglais star mooy bidéew luy leeral la kon dafa war a nekk exemple mais benn yoon ñaari yoon télévision bi ñu ne ak a taaru ak a ni nangam ñu ne star nga boo rombee nit ñi sax buñ lay nuyu ngay jaay yu amut mais fii lu fi waaye di jaay ci foo munti toll am na ko koy maye dal ak xel ak sago moo am solo parce que boo demee ba nit ñi di la bàyyi xel di la gis di am mbégte lay bàyyi koo ca yow jëm ci ñoom amal leen njëriñ soxal leen maanaam di leen gindi ci lu bari lu xew loolu moo am solo donc jàngat la ci man sama gis-gis mais quand c'est vide c'est dénué de pédagogie musiba la. alors loolu ànduma ca. suñu grand lay bu fële nga xamee ni mooy idole wala fi nga xamee ni fa la ko Sénégal yu bëree bëri découvrir mooy suñu jotaay tey sur la chaîne des leaders Senbuzz TV ñu koy gërëm di ko ñaanal yàlla Abdoul Aziz Ali Ndiaye borom Huile J'adore gis ngeen taxawaay bi nga xamee ni wane na ko démb fële ci Touba Mbacké ak taxawaay bi nga xamee ni wane na ko ci wetu xalifatul am lil Mouridiyya ñi ngi ñaan yàlla lépp loo xam ne def na ko fa moom ak ñu mel ni Wally Seck ak ñeneen borom bi fulanul leen ko ba mu nekk yiw ci ñoom ak ci seen njaboot ak réew mi incha allah rabbi alors grand lay ñu leen jiitu woon ci métier mi nekkoon ay icône également suñu borom def ñoom ñu jugee fa jamono ji ñu mel ni par exemple le cas de Golbert Diagne alors bu ñu demee ba nga xam ne suñu borom def na ñoom ñu jugee fi dafay mel ni taxawaay bi nga xam ne je dis pas ministre bi wala culture wala mais les acteurs de cinématographie Sénégal est-ce que taxawaay bi ñu waroon a am ñoom déjà pour delloo njukkal cadre yi nga xam ne xëy na ñoo wane yoon bi ku mel ni Golbert Diagne ku mel ni ñeneen yi nga xam ne ñoo leen jiitoon alors gis nga ni yéen vous les acteurs taxawaay bi ngeen waroon a am pour dimbali ñooñu sagal leen seen ginnaaw yéen a ngi koy def. yow mi nekk ci bërëbu jottali xibaar. foog naa li ci war a mën a nekk yaa ñu ci war a mën a gën a xam fu ci nit ñi toll
mais li nga wax mu am solo moo di mooy ñun ñi nga xam ne ay acteurs lañu culturel cinématographique te topp ci ay tànku Papa Golbert Diagne mi fi bàyyi ko kon waroon nañ ko sargal parce que ñu bari bu ñu ñemee théâtre surtout bàyyi ko Ndar yàlla ak moom a tax te mu daan ko def de manière extraordinaire parce que dafay yeete pare di la bégal parce que da ngay ree ba bëgg a dee mais da nga ci jël ay jàngatu àdduna waroon nañu xëj na mais Sénégal dafa toll fi mu xam ne nii sama gis-gis njëkkante ak rawante ak nekk ca kaw gis leen ma ak man la moo ñu tardeel ba dafa am ay valeurs yoo xam ne nii mooy li fi maam yi ba woon mooy toujours nañ fàttaliku fan lañ jóge woon Sénégal réewu teraanga la réewu diina la réewu sutura la kon suñu ay waajur tàggat nañu ci ay comportement yu baax yoo xam ne nii waroon nañ tey di ko jëfe coloré gannaaw lay féete góor googu waroon nañ je pense ku mel ni moom ku mel ni ma xuro jege ku mel ni Baye Pël ku mel ni borom almet ba Babou Faye mais ñooñu yal na leen yàlla yërëm fa ñu nekk mais waroon na di am sax événement annuel boo xam ne ñoom lañ koy tudde xëy na ñoom lañ koy jagleel ñàkkul du am meññeent mu ca bàyyi ko sax ñu jagleel ko seen njaboot parce que ñun ñenn ñu bari ci ñun bu ñu amee sañ-sañ baa ñu am fit wala ñu ñeme ba dugg ci mbir mi xëy na ñoom lañ daan seetaan muy am lu mu daan yëngal ci ñun ba loolu moo ñu topp ba tey ñu ne ci kon amel nañ leen jukkal rafetoon na ñu war koo mën a def ci sama gis-gis. alors ginnaaw bi nga xamee ni joué nga lii di Idole mu marqué Sénégal yi lool franchement ñu baree bari ci ñoom apprécier ko certainement am na foo xam ni xëy na yóbbu na la fa wala da nga gis ni bariwul loo xam ni xëy na yokku na ko ci sa dundin ak ci sa personnalité Grand Laye. ah non mënuma miim ne léegi sama tur sax fàtte nañ ko Grand Laye rek lañ may wooye évidemment. bërki démb nit woo na ma ne ma maam papa tonton Grand Laye man ko ñeent la de maam papa tonton Grand Laye parce que xale la donc dinaay dégg papa Grand Laye tonton Grand Laye Grand Laye tonton papa Grand Laye maam Grand Laye yëpp dama koy dégg te loolu xëy na rôle bi ma joué ci loolu moo ma ko yóbbee loolu nag pour man acteur noonu la war a mun a mel dañ ma incarné loo un personnage rek boo xam ne directeur de publication la muy maanaam këru taskatu xibaar mais mooy bi gën a siiw ci réew mi donc dafay nekk lu ñëpp di bàyyi xel soo nekkee njiit ma nit ñi ngi lay bàyyi xel mais da nga am devoiru am comportement bu yiw bu baax bu méngoo ak la sa barabu liggéeyukaay di woote mais jamonoy tey ñu juba ngi fi ak ñu jubati ñun la ñu wone foofu ne le milieu de la communication rax na lool rax bi mu rax moo di boo gisee sama diggante ak Margot promotion canapé mu ngi fa woon ba ci Fifi koo fekk muy jaay ci bar serveuse di daan dooleem parce que njàngam dagg na way juróom feebar na muy daan dooleem pour jàppale leen yow kilifa nga maison de presse nga yore ñëw gis xale bi xemeem ko mu daan la wax ne moom itam man sa livre rek laay jàng parce que journaliste dafa ma neex nga profitoo ca situation boobu mu am xëcc ko ne da nga ko jox stage ba saay-saayi ko gis nga na mu mujjee loolu ñaaw na te dafa xew ci jamono kon dañ doon wone ne am na lu mel noonu ci dans le milieu de la communication benn nekk ci biir itam pour bëgg a jëm ca kaw fokk nga am noo bombasé ak patron bi pour mu di la bàyyi xel di la defal noo xam ne nii naka sa dul noonu ñeneen ñi sax soo wanee gannaaw ñu xarab la moo newoon sama diggante man ak Marco yenn kilifa yi nga xam ne nag dañoo nekk ci nguur gi itam am na seeni journaux
parce que Sénégal gi man fekkee naa ci régime yi fi nekkoon ak yi ba tey ministre wala responsable politique am na journalam pour na muy yéege na muy xalaate ak na mu bëggee mu dem ci bopp nit ñi xelu nit ñi mu commencé di diffuser soit télé la wala rajo la wala journal la mais est-ce que boobu mooy bu baax bi dafay daal di nekk rek marché ruubante wala marché mbëkkante kenn du xam fan la dëgg gi féete parce que kenn ku ci ne sa bopp rek ngay promouvoir moom ngay jaay. xëy na loolu mooy li ci soof malheureusement. mbokk yi ku ne màggal sa xel ci li muy jëkk a dem mooy berndeel bégal doomi aadama yi bégal gani Xaadimu Rasuul yi mbokk yi boo nee berndeel sa xel fi muy dem mooy huile Jador. huile Jador mooy diwlin bi nga xamante ni àndul ak benn cholestérol mooy diwlin bi nga xamante ni moo mën a bégal doomi aadama ci togg gu mu mën a doon rawatina ñu jëm màggal ci dëkkub Serigne Touba ba mbokk yi huile Jador fas yéene leen faa fekk ngeen ànd ak moom ñu berndeel gan ñi ñu ànd ak moom ñu teral doomi aadama yi huile Jador ca Touba boo ko soxlaa da ngay woo Pape Dieng marché Ocass 77 533 87 37 wala nga woo Baye Abdou ci 77 241 81 57 sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér jërëjëf Serigne Touba huile Jador mooy sunu diwlin.